dañoo am mbégte tey ndaxte Serigne Abdoulaye Dia DG bu Sénico dafa fomp suñu rongañ Serigne Abdoulaye Dia DG bu Sénico dafa dab suñu bànneex Serigne Abdoulaye Dia bu Sénico daf ñu defal teranga bu rëy a rëy te wolof Njaay moo ne ku lekk alom ne ko gërëmee coy tey nag coy bi mu ngi tudd Serigne Abdoulaye Dia DG bu Sénico ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm sant bu amul app gërëm bu amul app ñu ngi ñaan Sénégalais yëpp nañ jàppale Serigne Abdoulaye Dia jàppale ko ci Sénico jàppale ko ci lépp lu mu sumb di jënd produit Sénico waaye tamit Serigne Abdoulaye Dia dafa xutba état du Sénégal dafa xutba ay moromam homme d'affaires waaye dafa xutba itam bépp doomu Sénégal ci ne nañu yéenante jàmm nañu defalante jàmm nañu doxante jàmm nañu jëflante jàmm jàmm ci la lépp xaj et que alalu àdduna du tus alalu àdduna fii lay des lii moo ñu fi indi pour jaajëfal ki nga xam ne sargal ki nga xam ne mooy DG bu Sénico Abdoulaye Dia waaye tamit jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi nga xam ne mooy yeewoo fii ci Darou Salam 2 extension ay jàmbaar lañu fullak ay fayda moo leen mandargal te li ñu wane moo di ne ay nit bu ñu àndee bu ñu booloowee bu ñu jiitalee dëgg bu ñu jiitalee fulla ak fayda seule la lutte libère maanaam bu ñu bëree dañuy daal di daan waaye tamit kenn du Y'en a marre kenn du sama mbokk sama mag kilifa mi nga xam ne def nañ si loxo bu am solo wane ne bu yuuxu jotee ñu yuuxu bu xeex jotee ñu xeex bu génn ci tali bi ak ci mbedd bi jotee ñu wane ko ba mu saf sàpp waaye tamit bu dox jàmm jotee ñu dox jàmm donc félicitations tamit à Y'en a marre à Kilifeu au DG de Sénico aux populations de Darou Salam 2 extension nañu bàyyi toj ci président de la République na xam ne président la ñu fal lu ñu démolition man président de la République la ñu fal lu ñu koo xam ne day toj Mbourkat day toj Gàddaay di toj Kawoon extension di toj Tivaouane Peulh di génne ay njaboot Terme Sud di leen di dàq fu nekk di bëgg a toroxal waa Darou Salam extension waa Kounoune waa Médina Wandifa waa Guéréo waa Kignanbour waa Gnitch on parle de 20 000 hectares 20 000 hectares yoo xam ne Franck Timis moo ko moom dama ne mafia foncière bi dafa doy banditisme foncier bi dafa doy dafa jot nag ñu xool beneen saytu winu suufu Sénégal ngir mu jëriñ sàmmkat béykat ngir mu jëriñ baadoolo ngir mu jëriñ mbooleem askanu Sénégal et pas ñu koy aaki moom di ko séddoo seen biir ñoom borom barke yi ba pare di ko wanteer borom barke yi jóge bitim réew c'est moi. waaw jot nañu saytuwaat li nga xamante ni mooy suufu Sénégal jaarale ko ci assise mais ñun ñi nga xamante ni par exemple daf ñu ñor lool li nga xamante ni mooy jàmm ak salaamu doomu aadama yi ñu dëkk ci jàmm ak salaam parce que aussi ku ci nekk mérité nga am kër goo dëkk mais tey jii buñ demee ba nit ñi am problème mu fu ñu dëkk parce que ñi gën a néew ci askan bi ñoo yor li ëpp ci suufu Sénégal maanaam génnul ci entre 100 personnes ñoom ñoo ko yor te loolu li ko waral mooy l'État du Sénégal dafa jël suuf si jaay ko ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wooyee les hommes d'affaires yooyu retourné waat sax di ko jaay ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wooyee les puissances extérieures ku ci mel ni Franck Timis bi ñu jaay 20 000 hectares fii nii bu fekkente ni du état directement état moo ko jaay ki ko jaay donc yu mel noonu maa ngi koy wax sànq gi ne ko dem naa fii nii à côté gis fa benn gain boo xamante ni mu ngi fa toolu 206 hectares bu nekk ci kaw tali bi tool boobu fii ak 2 ans léegi nga dégg mu transformé ko def ko pour habitation mu ngi ko jëndee woon hectare 100 000 francs 200 hectares et suba bu koy jaay mu ngi koy jaayaatee waxuma la hectare un terrain mu ngi koy jaayee minimum à 5 millions multiplier par exemple hectare bu nekk day génne 45 parcelles ou plus nga multiplier ko par 206 hectares donc loolu mooy indi problème suuf état daf ko war a téye di ko gérer boppam di ko jox ku ci nekk wax ci gis boppam mais waruñu jël suuf di ko jox benn doomu aadama kese mu koy moom loolu moo indi problème bi te loolu dinañ ci dox dinañ ci def ay jéego d'ailleurs dinañ commencer par def ci benn documentaire bu ñu paree ci documentaire boobu xool nu ñu fexe ba invité ñëpp ñi nga xamante ni ils seront partie prenante ñu def benn assise xool comment régler ça. non toj yee génne nit yi moom je pense que ni sur ce cas ci kaawu Ablaye Dia bi rek war na jeex wax dëgg yàlla parce que ñeneen ñi bu ñu nangu Ablaye Dia gën leen
bu ñu nangu yaayu Ablaye Dia gën seen yaay bu ñu nangu papam gën seen papa c'est un Sénégalais comme les autres Sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo yor suuf yi bu ñu nangu Ablaye Dia gën leen nanu jël exemple ci moom du gàcce lu baax boo koy roy du dangaa ñàkk fayda au contraire nit ku baax nga parce que ku baax mooy ñàkk xam mun na am waaye tey jii lii Abdoulaye Dia def nga toog ma ne man kat Guy Marius Sagna laa tudd am naa 200 hectares am nañu occupé sangam Ablaye Dia xëy def lii Ablaye Dia mii di sénégalais may sénégalais kon dama koy toppandoo def nii parce que lu baax dafa war a nekk une compétition dans ce pays roy jëf ju baax dafa war a nekk lu nit ñi di njëkkante kon ñu ngi invité ñeneen ñi nga xamante ni ñoo moom suuf yi fii nii ñu bàyyi aussi di bundu xatal ak di xoqatal askan yi di teg seen kër yi ak di leen dëgër piir ak di leen génne ñuy fanaan ci mbéy. am na ay proposition yoo xamante ni yuy jóge ci ay nit am na sax homme d'affaires bu ñëw ne ko jaay ma dossier bi nga génn ci maanaam jaay ma dossier bi xaw ma ndax nit ñi dinañ comprendre maanaam yow jaay ma 5 hectares yi nga génn ci man dinaa ko lijjanteeg ñële il a refusé ça ñeneen ñëw ne ko négocier nañ ko ci état ba nga xamante ni mën nañ la dédommager 3 milliards waaye dañuy jël commission ba 500 millions mu ne leen loolu yëpp dara ñoruma ci li war état ci askan wi mooy li ñu war ñun ñii homme d'affaires ci askan wi mu nekk wax ju rëy parce que tey jii ku mel ni Guy Marius Sagna bu fekkee ñuy bund xatal nit mu taxaw joxe bakkanam kon Guy Marius Sagna tey jii leer na ma ni suba bu yoroon ay milliards dina ko bokkoo ak askan bi parce que nit ki kat li nga am kese ngay jàppalee sa askan ñun amuñu alal waaye li ñu am mooy li nga xamante ni suñu jëmb yi la ak li nga xamante ni peut-être fexe nañ ba tey jii am benn position dans ce pays ñu koy jël di ko def au service des populations pour leur bien-être donc ñu mel ni Abdoulaye Dia ak ñeneen ñi nga xamante ni ñooy homme d'affaires te ku ci nekk nag fii nga sampee sa entreprise fii nga ko tabaxee fii nga ko jaayee sénégalais yi ba di compter dërëm yooyu ba mu nekk ay milliards waay ay la yowoon mën nga ci yëkkati waat li ñuy wooyee ase ko génnaat ko bokkaat ko ak sénégalais yi mooy xoolal li may wax ñëpp ñi nga fi dégg ñëpp ñuy wax donc nañu fonkaat Sénégal nañu fonkaat sénégalais yi nañu amaat yërmande ci sénégalais yi nañu amaat yërmande ci ñi nga xamante ni ñooy baadoole yi ak néew di doole yi jaa ngeen jëf donc di remercier waat encore ki nga xam ni mooy Serigne Ablaye Dia ki def lu mag li ki def lu rëy li ki def li nga xamante ni ñëpp dañ ko war a copier tey ñu ngi koy remercier bu baax di remercier waat waa cité Darou Salam di remercier waat mon frère Guy Marius Sagna di remercier képp ki nga xam ni tey dugal nga ci sa loxo surtout yéen journalistes yi parce que gis nañ ni bi combat bi commencé ba fi mu toll nii gis nañ ci seen taxawaay vraiment vous avez été déterminant et sans relâche nekk aux côtés des populations di diffuser surtout la bonne information gëstu di xam lépp accompagner jouer ci sax ay rôle de médiation yëg naa loolu am na ci ay journalistes yoo xamante ni joué nañ ci ay rôle de médiation donc di leen jaajëfal di leen wax ni lii la ñuy doyee aussi une presse dans un pays une presse dafay nekk yat wi nga xamante ni aussi askan wi bu ko soxlaa da koy àbb pour xeexee ko vous êtes vraiment des échos sonores et on aura toujours besoin de vous nous vous remercions vive la presse sénégalaise jaa ngeen jëf. donc salaamaaleykum maa ngi tudd Abdou Lahad Niang nekk président association des habitants de Darou Salam de extension waaw. waaw tey bi moom bis bi li ko waral bisu sargal la bisu sant la bisu delloo njukkal parce que ni nga ko xamee rek dañ ne ko defal lu baax te waxoo ko suy lim ay noonu na la ci boole dañ tamit maanaam nit ki bala nga sant yàlla da ngay sant jaam bi suñu borom jaarale sa faju aajo ci moom kon bis bi dañ koo def ngir parce que danaa nekkoon ci fitna nekk ci jafe-jafe nekk ci njàqare nekkoon ci kiitaange suñu kër yëpp ñu menacé woon ko suñu avenir ñu menacé woon ko suñu borom dimbali ñu ba loolu teggeeku ba suñu xel dalaat ban amaat tawfiix am aafiya léegi nag ñu def bis bi ngir ñaanal d'abord ñi nga xaye ni jaar na ci ñoom mais aussi sant leen
moo tax bi na xëy ñu wàccee kaamil ñaanal képp koo xaay ne nii def nga benn jéego ci problème bi ngir mu réglé wu yemuñu tamit ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di jël ci sant bi nag sëñ Abdoulaye Dia mi nga xaay ne nii moom la suñu borom may xolub ñu nekk ci 5 hectares ci suuf yoo xam ne moo ko moom fii ci Dakar mu adama ñun ci yoon jox ko dëgg mu gañe ñu mën na toj mën ñoo génne mën ñoo dàq defu ko mu may ñu ko ci xol bu sedd guy ba noppi may ga ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak simplicité bu yéeme donc moo tax tey ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal di ñaan Sénégal yëpp sant ko ba noppi ñaanal ko aussi bu lay aussi ñu ngi sant tamit presse bi ak activiste yi maanaam ku fi nekk naan journaliste dañoo bari wax wala boog waaw keroog ban defee réunion ak moom ak sëñ Abdoulaye Dia ak équipe am Méridien li ñu d'accordoon daf ne woon dañuy créer benn coopérative d'habitat ba am récépissé bi mu def acte de donation ci turu coopérative bi te loolu ñu waxan lépp nag dañ koo tënk ci procès verbal mu signé moom mu signé ñun ñëpp ñu signé kon lii lu leer la maanaam li ñu wax lan tënkante woon Méridien yëpp mi ngi ci procès verbal boo xëy ne signature Abdoulaye Dia ma nga fa ñun ñëpp suñu signature ma nga fa muy engagement boo xëy ne ñun li ñu war a def mooy créer coopérative def na ko ba pare daanaka am nañ attestation récépissé bi moo des moom mu def acte de donation ci turu coopérative bi bu ko defee coopérative nag daal di gérer nag membre yi kenn ku ne mu jox la kon lii lu wér la lu leer la amul benn sikki sàkka voilà boobaa nag ñu am titre foncier global d'abord ensuite kenn ku ne tamit ñu fexe ba nga am individuel kon daal fi mu toll nii moom Abdoulaye Dia may nanu quartier bi ci lu leer lu xëy amul benn sikki sàkk amul benn c'est écrit c'est sur papier parce que procès verbal ku ne xam ne am na valeur juridique donc bu signé ne waa jël engagement ñu signé kon loolu leer na waaw kon vraiment moo tax tamit ñu def bis bi ngir sant ko du waxe kese daa boole wax ak jëf parce que daa bind procès verbal ñu signé mu signé parce que li tax mun ñu ko jox directement amagul structure bu ko mën a recevoir parce que association bi amagul woon récépissé donc il fallait que ñu créer loo xëy ne c'est officiel c'est légal loolu moo tax acte bi mais kon sur le champ di remercier Serigne Abdoulaye Dia te duñu cessé mukk sax nag di remercier Serigne Abdoulaye Dia ci lii nga xamante ne mooy teraanga bi mu ñu defal mais di remercier aussi ay mbokkam particulièrement yaayam bu ñuy wax Soxna Astou Dia ñu ngi koy remercier maire Dia ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay remercier d'ailleurs femme quartier bi dañoo taxawal association bu mag tuddee ko soppey Soxna Astou Dia en hommage à cette grande dame bi nga xamante ne macha allah moo fexe ba doomam may ñu kër yi loolu nag dafay wane rek ne jigéen yàgg naa def lu baax ci Sénégal mais aussi tey jii waxtaan wi nga xam ne ak lii nga xam ne moom lañ doon def tey daf ñu may aussi ñu bañ a fàtte sunu nawle sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci coono yi toj kër xëy na ñun am nañu wërsëgu Serigne Abdoulaye Dia may ñu ay kër te loolu ça ne court pas les rues bu ma yeggoon ne dans le Sénégal lii cas d'école la bariwul ñu koy def xëy na li ñuy ñaax mooy ñi mel ni Serigne Abdoulaye Dia nga xam ne yàlla da leen a xéewale ay xéewal ci réew mi ñoom it nañu yërëm askan wi xam ne li war état ci askan bi ñoom aussi war na leen mais aussi dañuy interpeller le gouvernement du Sénégal ñoo ngi leen di interpeller ci kaawu foncier yi nga xamante ne de plus en plus dafa bari ci Sénégal moo tax ñuy demander solennellement à monsieur le président de la République Macky Sall nga taxawal les assises du foncier loolu dinañu permettre tey jii ñu mën a toog toutes les parties prenantes mën a toog waxtaan ba ñaawteef image yu ñaaw yi nga xamante ne moom la ñuy gis ci Sénégal mu arrêté parce que nag dara gënul metti nga jël sa kër sonn ba tabax ko toog ci ak sa njaboot ñu ñoo toj ko ba pare gouvernement bi di prôner le logement social naan un Sénégalais un toit loolu dafa paradoxal moo tax ñu ñaan ko wax dëgg yàlla mu toog ak ñi nga xam ne ñoom la war a toogal muy les services techniques de l'État ak maire yi ak keneen ku mën a doon ñu waxtaan ci mbirum foncier yi Abdoulaye Dia nag lii nga xam ne moom la wane tey wane ne aussi ne toog aussi ba ñu toj kër jàmbur yi ba pare ngay soog a ñëw di maye ay xaalis wala di maye kër loolu du solution bi médecin après la mort laa tuddee loolu donc mel na ni bu ñu jiitalee waxtaan bu ñu jiitalee médiation boole ci sunu kilifay diine yi dinañu am solution ndax ñun li ñu am tey médiation moo ñu ko may médiation sociale moo ñu ko may buñ doon xaar état tey dañuy xëy rek la xew mbuurkaat
ngeen di gisaat fii rek ci Daaru Salaam ñuy wër nag di wuti audience ci président de la République mu doon médecin après la mort loolu amul solo li am solo mooy ñu prévenir les conflits du foncier c'est important et c'est ça ci loolu laay wooyee gouvernement au Sénégal ñu bàyyi ci xel